TV Sénégal sunu télévision di nuyoo ak askan wi di jàngale ak yéete sunu xibaar dafa weer. suñu directeur monsieur Nalla Ndiaye ak membre administration bi yëpp monsieur intendant teew na fi mais tamit ak suñu surveillant général madame Ndiaye également tamit di nuyu monsieur le ministre Seydou Ousmane Diagne waaye di nuyu tamit ki nga xamante ni moom lañ dara jaale bis bi moom mooy président Habib Kane nga xamante ni depuis mois de mars ba léegi ñun ak moom heure bu ñu wàccee rek bu ñu jaadee ñun ñi xanaa kër Habib ngeen jëm wax dëgg yàlla am na taxawaay bu rëy rëy ba journée bi mën a agsi fii te bu soobee ñu laa koy tuddee ñu laa koy dara jaalee bis bi te xam naa loolu dinañ ci ñëw ci kanam ak maître Ousmane Diop président Ousmane Diop mi nga xamante ni wax dëgg yàlla depuis boobu ba léegi mën naa wax ni élèves maîtres yi fi nekk sax waa délégation ñoom ñoo leen jiitu ci salle bi wax dëgg yàlla te it ñu am taxawaay bu rafet fu ñu toll ñu ngi ñuy laaj seen programme yi kañ la wax dëgg yàlla di kontaan bu baax mais di leen nuyu te di leen ñaanal yàlla seen lépp loo xamante ne séntu nañ ko ci avenir réew mi yàlla daa koy teg seen loxo incha allah. ñu ngi noonu ñu ngi nuyu tamit président Abdoulaye Dieye mi nga xamante ni démb am na délégation bu mu fi indi ci journée d'orasant bi nga xamante ni moom lañ ko duppee woon. ñu ngi noonu Seyd Habib Kane Habib Vidin ak tamit Pape Cheikh Meng mi nga xamante ni ñu gën koo xam ci Moussa Meng le doyen nga xamante ni depuis bu yàgg avant réussir kerem bi mi ngi woon ak élèves maîtres yi kon tamit di ko jaajëfal bu baax nga xamante ni moom lañ parrainé woon suñu final démb bi ak Pape Massamba Diop waaye également di nuyuwaat tamit Serigne Modou Gueye di am contentement bu baax nag di jàkkaaroog élèves maîtres yëpp ci seen tur wax dëgg yàlla suñu mënin teguñu fii mais jàpp naa ni confiance bi nga xamante ne moo ngeen am ci ñun moom moo ñu fi teg looloo tax ñuy def suñ kéem kàttan ngir dox ci lépp loo xamante ni dafa leen avancé waaye itam dox ci lépp loo xamante ni seen bëgg-bëgg la. weekend nag ñun ñoo nekk ñi nga xamante ni ëllëg ñoo war a taxaw réew mi ay ndaw réew lañ waaye tamit ndaw réew mi ñun ñoo leen war a jàngal moo tax ñu organiser woon benn 96 heures boo xamante ni dinañ ci def ay programme ci biir wala def nañ ci ay programme ci biir yoo xamante ni dina wane ni élève maître nekkul pour toog ci salle jàng kese la mais yar bi ngay def dafa làmboog ñaari mbir benn bi mooy da ngay wax nit ñi dégg waaye beneen bi da ngay jëf te yaakaar naa loolu moo ci ëpp solo moo tax ñu organiser ay formation yu ñu doon def waaye ak don de sang yi nga xamante ni moom lañ doon def pour wane ni pour taxawu askan bi dafa laaj ñaar li nga xamante ni da nga koy wax ngir defar ak li ngay jëf ngir sa réew gën a jëm kanam. xam naa nag temps bi xaw nañoo njatt trop mënuñoo wax lépp ndax am na beneen discours bu war a ñëwaat mais incha allah avec kàddu yi nga xamante ni moo fa war a jub ci kanam dinañ fexee def la tout ba liñ ci war a dégg ngi dégg ko remercier ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppale ba bés bi daal di agsi fii waaye tamit di kontaan di am contentement baax ci élèves maîtres yi nga xamante ni ñoo ñu def fii asalaamaaleykum wa rahmatullah. The weapon of my nation. My nation is built from the words of values, intelligence, and good behaviors. Well, the greatest question to ask is to know who is really the morals of education. All of these branches, like students, parents, teachers, and government, all of these branches are part of and irrespectful in the educational working way. All of these branches of education, no one can leave and let down the others. This is an interaction work. This is an interaction work from all the students and the teachers. A work where everyone should respect, know, and play his role. But I have a dream. This is not a dream people are rooted in the Senegalese mentalities. I have a dream that one day Senegalese government gives more and more satisfying to the teachers,
from elementary to the university. I have a dream that one day, every teachers will live in comfortable and peaceful conditions, and peaceful living conditions. I have a dream that one day, the problems of those who leave their families and go in villages far from Senegalese just to satisfy education. I have a dream that those who are giving efforts for education should be protected. I have a dream that one day my 4 little brothers will one day work in peace, in harmony, and in justice. I have a dream that one day the Senegalese students be on the top of all of the world students in the world. I have a dream that one day, down in chess, the trainers be on the top of the 30th generation and the 30th promotion. In Spain. I have a dream that one day, our efforts will be gifted in the years to come with good results by taking the level from the lower one to a higher one, with engaged and motivated teachers, with teachers who love teaching, with teachers who love giving good education to the future generations. To finish, ladies and gentlemen, dear guests, let us work in pairing with the only aim to make successful our visions. My love to the CLFPE of chess, my love to the future teachers, my love to our future students, my love to FM will bring my lips. lépp rek ci intérêt Thiès ak bëgg bépp ndaw boo xam ne tey dañu biir Thiès ak lépp looy mën a def président bi kan dina ñëw taxaw sa ubbi bureau bi ay buntam teg fa nag ñoo xam ne ñu am dynamique la tey ñu gisee ku mel ni plan tey ma nga xam tey ci gannaaw nga xam tey boo demee bureau habitat boo fekkoon habitat boo ko fekkee mel ni marathon mu àndal mu laay moom toog ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Dóob président ak gan ànd fekk sànq monsieur le ministre Ousmane Diagne ñoom ñaar seen diggante ñëpp xam ko président bi nag du maire du ministre du député waaye taxawaay bu mu am biir Thiès néew na nit koo xam ne yaa ngi koy xëy di am biir Thiès président bi kan ñuy toog day wax nag lépp lu ma am lu ma mën lu ma xam ak lépp lu may def sëñ Babacar Sy moo tax ndax li ma am mën ko tey sëñ Babacar Sy moom la ngeen am ci sens bu rëy ndax li tax mu am sens bu rëy mooy tey ji am na ay partenaires yoo xam tey bëggoon nañu tey yoo xamante ne si tey ay convention yu doon signé mais comme démb kàddoom du ko jiitu ji moom dina fi teew dafa mujj activité bi yëpp mu bàyyi ko ngir mën a ñëw teew fii li nga xam ne moom la àndal sax bu ñu service ñoom ñaar ñoo waroon ànd dem fu ñuy dem mënoon naa ñaan gàtt bàyyi ma sama mais dafa ne loolu du ko def dina ànd ak yéen journée yi déglu leen ngeen wax mu tontu leen bëgg a ànd ak yéen nag pour dem pour yéen bi ngeen def bu déwénee moom gën cee defaat loxoom parce que Habib Kane loolu moo tax tey mu dëkk biir Thiès taxaw waa Thiès Habib Kane tey bu fekkee mbër yi bëri la soo demee ci ñoom xam ne Habib Kane amal na leen njëriñ soo demee tey ci ñaata pare lañ ko may lañ ko defal tey ci nawetaan bi amul équipe bu ñu nekk biir Thiès Habib Kane jox la sëñ Mayo jox la ban jox la lépp ba pare jël enveloppe teg ko ci te seen tuuti ci benn retour li ci seen mooy ndaw fu mu mën a nekk di daan doole war a doon mag ëllëg am na lu muy soxla yaakaar na ko ci man bu dikkee boo fekkee ma jox ko kon président Habib Kane loolu mooy teewaayam ci biir saal ñuy félicité nag Habib Kane bi yëpp président Habib Kane bi Habib Kane bi liggéey waxtaan ak moom li mu ci waroon def def na ko bu mat sëkk te xool ci moom benn retour te bu dul woon sax dañ ko forcé démb ñu ko bëgg nañu nga xew moom mën na dem doxiwaat yenn soxlaan en tout cas ce qui est essentiel mooy moom mu nga def xam na ko ni mu ko defal xam nañ ko pare nañ kon ma bëgg nag ngeen ñaanal président Habib Kane nii parce que am président Habib Kane dama bëgg lii ngeen def mu ñëw bokk ci ànd ceeg yéen bu ngeen leen parce que suba tey lii téye dëkk
lii ci ñuy toog parce que ay jeunes lañu ñu ngi nekk ci li war a nekk tey jii bu jël tey semaine yàlla chaque jour nga def activité loolu la saa lu nekk nga def ko vraiment dëkk bi yitteel la nit nag bala ngaa wax la ma sama dëkk dafa da ngay xam da nga defal sa dëkk ba pare kon yéen gàcce ngalaama defal ngeen seen dëkk li ngeen ko war a defal waaye jëmm ji bàyyi ko ngeen xool ko te xam ni moom Thiès moo ko tax a jóg président Aliou Kane leen tax koo jógewul Thiès te képp ku mu àndal dimbali na bu korité mu taxaw bu tëbaskee mu taxaw bu taw xarit jotee mu taxaw bu màggal jotee mu taxaw bu wëri de classe moom li muy joxe ci ay scolaire ñëpp xam nañ ko Thiès yëpp tey jii li nga xam ñu def BFEM di def bac saa yi bu jub see day jël ay nit fay leen pour ñu defal leen renforcement de capacité pour ñu mën a jaay loolu moo ko tax a jóg tey jii ñu ngi dëkk ñëpp da dëkk Thiès wala ñu yoroo Thiès wala ñuy jaar di semence si ni mu mel ak ni mu taaroo kenn defu ko pour président de tel chaque jour bu nawet bi jeexee mu damaa bàyyi ko dindi ñax yi dindi lépp pentir ko def na ba fa nekk ak drapeau ba lépp président bi tam moo ko fa comme président bi tam jàng soxal na bëgg na tamit ku teg président bi tam li nga xamante ni si moo mën a def ñax-ñaxu xalas moom nii mooy nit ku tëj kaso wala nit ku feebar tëdd wala ku ñu waaj a génne wala ku ñu digg na moom président bi tam di moom 365 jours képp ku gis Aliou Kane chaque jour hôpital général moom ñii moo fay jot a dégg amul bis bu muy tëb te loolu wóor nañu ñun ñuy ànd ak moom kon dañu bëgg lii nga xam tey def ngeen ko ngeen ànd ci président Aliou Kane président Aliou Kane nag moom comme ni ma leen ko wax rek bala moo wax dara man naan day seet la 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 ko defal kon président Aliou Kane dafa ko jëlee jigéen ñi teew ma bëgg nag ngeen jàppale ko parce que jàppale bi mooy tey jii mag bu jeex amul benn année buy jot te duñ ko mu ñëw ko dara bu tabaski jotee bu ñu ñeenti prison ba ci askan wi lañu bokk war ñoo yëg tey jii la tabaski màggal Serigne Touba bi bu ne ci askan bi lañu bokk war ñoo yëg tey jii la màggal Serigne Touba gàmmu Tiwaawan defaat ko te amu ci lenn lu ci xaar retour am kan nga koo am mën ko war a dimbali ay gaal mu taxaw dimbali leen kon président Aliou Kane sa njaboot a ngi nii sa kër a ngi nii fii nga ñëw fi nga war a ñëw nit ki da nga war a nit di assister ñi nga xam ni yaa leen boppale nga leen di jàppale te doo gis dara kon nag yow su may wax yow mën naa wax ba suba te wax bu ma wax du ma ci delluwaat président Aliou Kane ñii nga xamante ni bari na ci ñoo xam ne nag su élection jotee lu mu mënti doon fii lay sama leader bi xaajee waaye képp koo xamante ni tey teg na la fee dugal ci biir kaas bi boo ko woowee ak lu mu mën a doon Aliou Kane dina ko fay dëkk ci seen bu dara Aliou Kane bi nag histoire moo ma àndalante ak moom Fatima dafa am lu tax ma àndal président Aliou Kane il y a 6 ans ci ginnaaw dafa ñëw seet si ko bureau bi ma dikkee ñuy waxtaan ba des 17 heures 18 heures commandement de garde bu gendarmerie woo ko ne ko Aliou dafa am benn femme bu jaar sa bureau la def mu ne lan mooy problème bi ñu ko wéeru kat la yoroon dakee am benn site boo xam ne dañ koo nas plus de 700 000 mu ñu jox ko femme bi di ko tontu Aliou man damaa bëgg a dimbali moom mu yëg 710 000 jox ma ko man nii may yegg fayal ko 700 000 jël 10 000 jox ko ñu ko Aliou Kane nee na nga paas ba léegi président Aliou Kane xamul kat la ko defal bis ba mu defee loolu laa ne kii jàppale ko waaye kees waa yëpp. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di masawu liggéey bi ngeen doon def di wax ni sax li tax ma taamu wax tuuti ci olof mooy que ni xam nañ ni li ngeen doon def ci tubaab lañ ko doon def mais li ci ëpp te mu tënk ko seen président wax na ko bul kenn ni lépp luy doxal ci àdduna bi muy tubaab bi di anglais beeg lépp ci biir alxuraan la ne yaakaar naa ne vous n'avez pas le regret d'avoir un président boo xamante ni arab lay wax mu nga xam ne moo tënk lépp ci àdduna muy diine di nuyu les formateurs et les membres de l'administration bi nga xam ne ñoom ñoo leen accompagner dans ce projet pour la réussite de nos enfants parce que yéen tey li ngeen def ci yéen di yéen a koy jariñoo mais da ngeen koy jariñi te ñi yéen koy jariñi suñu njaboot lañu njabootu Sénégal kon s'il y a quelqu'un à saluer à féliciter mooy ñi leen former avant tout ak administration Sénégal bi nga xamante ni ñoo
réussir ce projet-là pour former des enseignants ñu xam ne génn dem sotti xam-xam ci Sénégal mu gën a yaatu ndax ñun ñi ñëpp ñi ñu formé tey tolloon nañ ci bis bi ngeen toll ñu formé leen bañ toog jox leen seeni diplôme ba ñu génn ba formé ñeneen ak ñeneen tey c'est à notre tour ñun la ñu formé pour ñu war a génn dem formé ci ñeneen kon ñi ñu formé woon tamit démb bañ def ci ñun xam-xam ñooñu ameel nañ leen njukkal ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal suñu borom may leen wér ak gudd fan mooy ñi nga xam ne tey ñoo jàngal ñun. bi ci des élèves maîtres yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ni réussir ngeen étape bu ñëpp di wër muy l'emploi des jeunes. C'est vrai que ñëpp ko soxla mais suñu borom def na ba yéen ngeen bokk ci am emploi nag ça ne veut pas dire ki la ko jox war la accompagner parce que ki la jox emploi moo la war a accompagner pour nga nekk dans les bonnes conditions ba nga xam ne doo mën a xool leneen lu dul Sénégal ak njariñu Sénégal. Je pense que ni l'État qui a décidé de vous accompagner, de vous prendre comme des maîtres enseignants pour ngeen enseigner les Sénégalais ñoom war nañ leen a mën a gunge ci leneen ak leneen ba nga xam ne doo leen da ngeen nekk dans les bonnes conditions. lu am solo la saa nit ki doo ko teg ci yoon ba pare rek ne koy fii ngay aw pour dem te doo ko wax ni boo eggee fii lii ngi fi parce que dans la vie y a toujours des obstacles yooyu nag ki leen guidé moo leen mën a accompagner ba ngeen moytu ko te yaakaar naa ni incha allahu karim seen bunt du jafe te yàlla na leen ci yàlla gunge ku ci nekk fañ lay affecté boo fa demee yàlla na la suñu borom taxawu ba nga am fa ndam lu rëy ba ka nga fay wutu bu ñëwee wala ka la fay wutu bu ñëwee dina xam ne ki fi nekkoon jàmbaar la yàlla def ci yéen ci seen promo ngeen am élèves yoo xam ne boo leen jàngee ils seront des autorités et parmi ces autorités présidence génn ci ñu xam ni promo bi nga xam ne mooy 2026 élèves maîtres moo ko génne particulièrement celle de Thiès parce que je suis Thiès pur say sa di wax ni rek ñu ngi tendre aussi la main à l'État du Sénégal qui est dirigé par son excellence le président Bassirou Diomaye Faye pour que mu accompagne leen et j'y insiste. Pourquoi j'y insiste? Parce que chaque année da ngay gis enseignants yi di grève te enseignant bu grève rek maanaam mu ngi sooxe xam-xamu askan 24 heures bu enseignant bàyyi classe am ne dugg fa rek état bi ñàkkul ñun ñàkkuñu mais xale bi doon jàng mooy ñàkk parce que la mu jàngoon démb waru koo tari tey nga ne ko doo ko tari parce que dañ maa tooñ maanaam moom loru na yow lor nañ la moom loru na kon il faut que ñu wax état bi mu accompagner les enseignants je pense que ni il faut de leur mieux mais nañ ko gën a yokk ba enseignants yi gën a nekk à l'aise démb dama koy wax seen président man ko peut-être état Sénégal li mu waroon def mooy mu def corps enseignement bi corps paramilitaire ba nga xamante ni respect bi ak cër bi c'est automatique te dañ ci jot parce que 450 jeunes formés à Thiès d'autres groupes formés dans les autres régions je pense que ni ñooñu bu ñu leen boole woon dans un centre formé leen militairement 45 jours avant ñu leen di def ci leneen ak leneen je pense que ni bu ñu génnee dañu xam fi ñu génnee te bu ñu demee ki leen yóbbu dina xam ban valeur la ñu am loolu c'est très important et occasion bi may na ma ko dans votre cérémonie ma tendre ci la main à l'État du Sénégal ñu bàyyi xel ci yéen ba fexe ni bu formation jotatee ñu mettre les élèves mettre dans les bonnes conditions parce que ki ngay def xam-xam ci moom pour mu dem joxe ji ko keneen kooku dafa war a nekk à l'aise dafa war a nekk ci jàmm xelam dafa war a dal ay mbokkam seen xel dal ndax bu ëllëgee bu demee mën a jariñ je pense que ni waxuma ne lépp matul mais am na fu mu sooxee mais yàlla na yàlla def ñu xool ko daal di koy corriger dañu ko ci lu mu gën a gaawe di féliciter aussi ñi nga xamante ni le président tudd sànq te nga xam ne jàpp nañ ko ci bis bi en commençant par le ministre Ousmane Diagne
mon frère le DG Abdoulaye Dieye, mon frère Ousmane Diop qui est là, qui est à mes côtés, ces représentants qui sont là. De féliciter aussi le président Habib Vitin, di wax ni c'est ça Thiès. C'est pas que tuddeewuñu ma wala boolewuñu ma ba duma def sama loxo ci li waa Thiès moom. loo ignorer groupe ci groupe bi am na ñoo ci xamante ni c'est des frères ou bien c'est des proches ou bien c'est des amis kon mu ñàkk nga mën leen a accompagner par rapport à cette relation. Et je pense que ni aujourd'hui ñoom ñëpp ils ont compris que ni leur devoir c'est d'accompagner Thiès et Thiès doit être en avant. De féliciter aussi le président Idriss Seck tey fii ñu toog ak fi ngeen nekk tey defee fa formation ba ak na mu mel espace ba ngeen fa am liggéey ba ngeen fa def. Je pense que ni s'il y a quelqu'un à féliciter dans ces différentes structures, c'est le président Idriss Seck à remercier. xam nga nit def dara ba pare ay xale fekkewuñu ko wala bañ koy defar jariñoowuñu ko ba tey ñu mën koo jariñoo kooku dafa nekk nit ku ñu war a gërëm sant ko ku gërëmul nit nag doo gërëm yàlla. Thiès kenn waxul ni taaruwul kenn waxul ñi fi nekk liggéeyuñu waaye Idriss Seck li mu fi defoon ba léegi l'image est là et ça restera pour toujours. Di féliciter aussi le maire de la commune de Noto qui a eu à attendre la population thiessoise par rapport à des projets pour créer de l'emploi des jeunes sur des projets agroforestiers. Tey ces 450 élèves maîtres yi doog génn suñ ci boolee yeneen 450 dans l'emploi des jeunes je pense que ni dina am leen lu mu defaraat ci biir Thiès. Kon Alioune Sarr le maire de Notto Diobass c'est quelqu'un à féliciter. Di féliciter tout l'ensemble de l'équipe à Thiès, que ce soit l'administration locale, l'administration centrale, à travers notre cher gouverneur Sayer Ndaw qui est là, di ko remercier di ko féliciter di gis ni mu taxawee muy ñaaxaanaay muy Thiès jëm ci kanam rek la wax. Kon je pense que ni kàddu yi mën na bañ a gudd mën nañ ko fi yemale di leen wax ni ministre gis ngeen li ko fi jëlee il fallait mu ñëw taxaw ngeen gis ko li mu waroon a wax waxal naa ko parce que sama wax ak waxam benn la. di leen wax ni ce soir peut-être on aura l'occasion ñu dellu soit ensemble dans votre cérémonie de dîner de gala man ak moom ñëw taxawaat seen wet accompagner leen ba ngeen xam ni ñun notre choix et notre devoir a été accompli. di dellu rek mon frère di leen yóbbante ci notre frère Ousmane di leen wax ni Ousmane fu ñu ko gisul yow gis lañ la fa loolu am na. Man Habib Kane xam naa ci dara et nag dañ koy ñaanal Thiès doon dëkk bu ko ñor gis nañu ñoom ñëpp cheminement bi ñu nekkee ci dëkk bi parce que tey su leen Thiès ñorul woon du ñu leen tudd fii wala duñ duggeen seen loxo ci lii xew fii te niñ ko fi dugalee noonu lañ ko dugalee feneen ak feneen ak feneen kon yàlla nañu yàlla defal jàmm. may ñaan nag ci ki nga xamante ni man ku ma xam ni man benn bailleur la am benn président muy Serigne Babacar Sy. Man lu ma am Serigne Babacar nu ma mel Serigne Babacar lu ma def Serigne Babacar xëccëwu ma dara ndax Serigne Babacar Sy defal na ma lépp ndax ñàkkuma dara kon li ñuy ñaan ci barke Serigne Babacar Sy mu gunge leen ku ci nekk ci bërëb ba nga jëm jiitu la fa jiitu la ca xol ya ak xel ya ak xale ya ngay jëf ci ñoom xam-xam ba mu ubbi seen bopp ba loo fa dugal mu dugg fa ba bu ëllëgee ñu mën laa sagal ne am nga fa ndam merci et félicitations à vous. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di jiital nuyoo bi aussi ci directeur CRF bi représenté peut-être par madame la surveillante ñoo ngi lay nuyu bu baax ak monsieur l'intendant moom aussi ñoo ngi koy nuyu. di leen wax rek aussi am nañu mbégte bu baax teew fi li ci jiitu mooy nous sommes dans la famille parce que nous sommes des éducateurs donc 20 ans de service kon xam nañ peut-être dara ci éducation nationale donc jël ngeen métier bu am solo dafa naa man suma moo gën ci métier yi sax laay wax ci réew parce que ñi war a former ñu war a yor destiné réew mi ëllëg ku ko nangoo dékku ak xale ni mu mel
yaakaar naa ñooñu da nga leen war a féliciter da nga leen war a encourager. li ci des nag mooy monsieur Habib Kane li mu wax rek doy na ndax wax na ko léegi ñun ñoo bokk Thiès muy doomu ndeyu président Ousmane Diop ak képp koo xam ne sànq lim la fi ak le ministre bi nga xam ne moo fi jóge léegi ñoom ñëpp dañoo am ay jaar-jaar bokk Thiès donc ñun rafetal rek moo ñu war ndax ñoom dañoo rafetal ba pare suba nag lii xew suñu borom rek moo ko xam ku ne nag bëgg mën nga laaj ne bëgg naa waaye joxe suñu borom rek moom mooy joxe donc lépp rek nañ koy rafetal. donc on représente monsieur Ousmane Diop parce que yàlla dafa def mu nekk Paris fas yéene woon na fekkee ko mais carnet d'adresse am ak calendrier am du moins moo tax mun cee teew boobu ba léegi moo ngi communiqué ak ñun naka la ñu mën a teewee ci bis bi président. donc loolu am solo la parce que fajar sax la ma woon dama est-ce que pare ngeen parce que 10 heures lañ ma wax donc dafa ponctuel quoi comme les enseignants donc loolu mooy li nga xam ne moom moo am solo donc mu ngi leen nuyu di leen gërëm di leen encourager également ndax aussi day def politique mais politique aussi boo koy def mooy lépp loo xam ne sa askan soxla nañ ko da nga cee war a taxaw te musta tànkam lu dara man ba ma ko xamee ba léegi comme monsieur Habib Kane ñoom ñoo yem jikko donc ñu yem jikko rek ñoo mën a ànd Thiès lu mu woote loo ko woo lu mu tuuti tuuti dina fexe def délégation dem ko mu fekkee ko ak mu fekkee ko bitim réew moo ci yam kon donc ñu mel noonu dañu leen war a ñaanee yàlla di ñaan aussi suñu borom subhanahu wa taala aussi yàlla may leen fi ngeen jëm fi ñu leen war a yóbbu ngeen dal fa ak jàmm mais xam aussi ni li leen fa yóbbu mooy mission bu am solo la mooy tàggat ay xale donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. di ngeen baal ma aussi damay fàtte tamit am na délégation bu mag bu ñu àndal aussi. il y a le conseil départemental Abdou Khadre Ndiaye Abdou Lahad mooy fi taw ak monsieur Diaw les responsables des cadres cellule nationale aussi Seydina moo ngi fi monsieur Maïssa Lalla aussi moo ngi ànd ak ñun di jàngalekat son chef de cabinet et aussi son bras droit monsieur Gaïta moo ngi fi merci beaucoup. di jégalu bu baax parce que je n'avais pas préparé ça je ne savais pas que j'allais prendre la parole. Et ma venue là, je l'ai décidé au dernier moment. Je vous remercie et je vous encourage et je vous félicite. Parce qu'en entrant ici, j'étais agréablement surprise. Je ne savais pas que les exposants ici étaient des élèves maîtres. Je croyais que c'était des experts en éducation et en formation. Vraiment, toutes mes félicitations. Et je me rappelle que le sujet que vous avez tout à l'heure à débattre, c'était mon sujet de mémoire pédagogique à l'école normale. Échec et déperdition scolaire. C'était mon sujet de mémoire. Et j'étais tellement contente que si j'avais un stylo et un papier, j'allais prendre note. Parce que j'avais l'impression que vous avez repris mon mémoire. Et je reviens encore une fois de plus de vous dire toutes mes félicitations. Au nom du CRFPE, au nom du directeur, au nom du directeur des études, je suis là, je suis présente et je les représente. Et avec toute mon équipe, les surveillants et les surveillantes. J'aurais souhaité préparer ce discours parce que j'ai tellement de choses à dire et comme vous êtes pris par le temps, Fatima l'a dit tout à l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, avant l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, pour gâter le cadre, pour vraiment, je n'ai rien à dire. La seule remarque que j'avais à faire, vous êtes plus de 400 élèves au niveau du centre et je ne vois même pas 200, 250 élèves. Il faut beaucoup plus de sensibilisation, que les journées d'intégration sont des jours de travail comme un lundi ou bien un mardi au CRFPE. Donc vous êtes des futurs enseignants, vous devez surveiller votre port vestimentaire, vous devez surveiller vos fréquentations. L'enseignant, c'est le métier, enseignement, c'est le métier le plus contraignant de la vie. Où que vous soyez, vous êtes surveillé.
Si vous n'êtes pas surveillé par les populations, vous êtes surveillé par vos propres élèves. Parce que ce ne sont que des imitateurs, ils ne font que imiter. xale ni mu gëmee maître am ak maîtresse am gëmewu ko yaayam ak papaam gëmewu ko sax yàlla mi ñu bind ca xamagu ko loo sol bu ne suñu madame lii la sol suñu monsieur lii la wax moo tax lu ngeen di wax soyez sûr de vous. Il faut savoir beaucoup pour enseigner peu. Allez toujours vers l'information. te lu ngeen di wax nag na leen leer. Enseigner, c'est faire des recherches continuellement. Il faut toujours aller vers l'information. Et ça, c'est une porte de sortie. Je suis sûre que la moitié des élèves maîtres ne sont pas entrés au centre par vocation. Mais c'est une porte de sortie. L'enseignant, il peut tout faire. C'est un homme aux 1000 métiers. C'est une porte d'entrée dans la fonction publique. Après, vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle branche. C'est pourquoi le métier d'enseignant est difficile. Parce que vous devez tous, pas tout savoir, mais savoir tout de chaque chose. Donc, pour ne pas être long, je vous remercie, je vous félicite et je vous encourage. Et bonne continuation. Si cohésion bi ngeen àndal solidarité bi ngeen àndal ak boole xol yi ni ngeen ko defee nii franchement lii moom CRFP yi nekk si biir Sénégal yëpp franchement man gëw ma ne am na lu mel nii. Vraiment kon boobu maa ngi leen di féliciter bu baax di leen wax dëgg yàlla xaar si terrain bi aussi man je sers à l'IEF de Bakel su ma nee l'IEF de Bakel nag mooy soriwul bon des fois moom il faut être prêt mentalement gars yi parce que le Sénégal n'est pas seulement ici à Thiès n'est pas seulement à Dakar. Le Sénégal mooy fépp fi nga xam ne daanaka suñuy doomi réew ñu ngi fa te boobu sax ngeen di gën a am noblesse que ni fekk foo xam ne dara amu fa ngeen ñëw def fa dara franchement foofu moom daanaka loolu mooy noblesse métier d'enseignement. kon wax dëgg yàlla en tant que seen frère seen mbokk aussi vraiment maa ngi leen di remercier ci invitation bi di leen jaajëfal di leen wax ne wax dëgg yàlla kontaan nañu ñun ñii vraiment kontaan nañu te noonu la waa CRFPE de Thiès aussi kontaanee. Vraiment, merci beaucoup. Donc, le thème de notre débat d'aujourd'hui s'élève une question pédagogique et sociologique profonde. Comme vous avez dit. ليس الهدف من هذا اللقاء إصدار حكم نهائي بل تبادل الآراء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر لأن القضايا التربوية لا تفهم إلا بالحوار والنقاش. دون الإطالة أحيل الكلمة إلى الأستاذ فاضل دوي. وسؤال الأستاذ ما هو الفشل المدرسي؟ وفاضل دوي مقيد في فصل A2. شكرا أستاذ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سنحاول أن نتسابق مع الوقت بما أننا لا نملك كثيرا من الوقت. سنحاول من باب العجالة على أن نأتي بالتعريف بالفصل المدرسية. إذا قلنا الفصل المدرسية هذه مسؤولية لا تقف على طرف واحد بل مسؤولية مشتركة بين الطالب يعني التلميذ والهيئة التعليمية المدرسة وما يتبع ذلك. ولكن هنا سنتكلم عن التلميذ. إذا قلنا الفصل المدرسية ماذا يعني عند التلميذ؟ الفصل المدرسية العلماء التربويون يعرفون على أنه هو عدم تحقيق الطالب المستوى اعتبارا لعمره للصف الذي هو يعني النتائج المتوقعة في التلميذ لا يحققه المستوى الدراسي. التلميذ لا يحقق المستوى الدراسي الذي هو في مستوى أو في عمره وهذا يؤدي إلى ضعف التحصيلي أو التأخر أو الرسوبات المتكررة أو التكسب التأخر في اكتساب المهارات والمعارف والاكتساب كل هذه الأشياء. إذا قلنا الفصل المدرسية بالاختصار يعني التلميذ أو الطالب لا يحقق المستوى الدراسي المتوقع اعتبارا لعمره وللصف الذي هو فيه وهذا يؤثر سلبا على الضعف التحصيلي. هذا هو التعريف. شكرا سيد الأستاذ. نحيل الكلمة إلى الأستاذ مور من زاوية أخرى. هل يمكن تحميل مشكلة الفصل أو مسؤولية الفشل على التلميذ وحده؟ وبعد بكل عجالة نتطرح إلى
استدلالات الأسئلة. وتعد هذه المظاهر ظاهرة من أبرز الإشكالات التي تواجهه المنظومة التربوية في مختلف دول العالم. فكل سنة نجد نسبة من التلاميذ يغادرون مقاعد الدراسة أو يشربون ويكررون سنوات. وفي الحقيقة الفصل المدرسي ليس مسؤولية طرف واحد، هو مشكلة للعلاقة بين الطفل والمدرسة والأسرة والمجتمع. الطفل قد يكون عنده مشكلة والمدرسة لم توفر له آليات لتعالجه والأسرة غائبة. ومن هنا أن الأطفال الفاشلين نجحوا في مدارس أخرى بدعم والدعم النفسي. إذن فالمشكلة مشترك بين الأطفال والمدرسة والأسرة والمجتمع. فإن اغتسال الفصل المدرسي إلى الطفل وحده ظلم له بل مشترك بينهم. إذن المسؤولية مشتركة بين كل من الطفل والمدرسة وكذلك الأسرة والبيت نفسه. والسؤال التالي مشترك بينهما معا، وهي ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الفشل الذريع الملحوظ؟ أستاذ فاضل تفضل. إذن هناك عوامل ساعدت على هذه الفصل المدرسية، يعني يعود على عدة الأسباب. هناك الأسباب الأسرية، يعني ضعف متابعة الأسرة للمستوى الدراسي. يعني التلميذ الذي يذهب إلى المدرسة كل يوم ولكن إنما يعود إلى البيت هذا لا يراجع. الأولياء لا يراقبونه على مراجعة الدروس ولا يتركونه بكامل حريته يفعل ما يشاء. هذا التلميذ لا يستطيع أن يحقق أي شيء. وثانيا سوء ضعف الدافع للتعلم. نحن رأينا في زمننا هذا بأن الأغلبية من التلاميذ يذهبون إلى المدرسة إجبارا ولكن لا يريدون ذلك لأن الدافع هذا ليس موجود. وأيضا يمكننا أن نذكر كسر الغيابات عن المدرسة. التلاميذ يغيبون كثيرا كأمثالي في المدرسة، هذا يؤثر سلبا. وثانيا هناك الأسباب المدرسية، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أساليب التدريس إذا كانت غير مناسبة هذا تؤثر سلبا على التلميذ. وثانيا الاكتثاث داخل المستوى. تصل إلى المدارس الأمومية إذا تجد هناك 1100 تلاميذ في فصل واحد، هذا كثير والله، هذا كثير جدا. هؤلاء لا يستطيعون أن يشاركون أو هذا جيد. وهناك الأسباب المدرسية والأسباب الاجتماعية. الأسباب الاجتماعية يمكن نذكر منها الأسباب الاجتماعية تأثير الرفقاء السوء الإلكترونيك ووسائل التواصل الاجتماعي. سين تلفون خلي دنجي نيك لو بري وهذا يؤثر سلبا على التلميذ. ثانيا الأسباب الاقتصادية، إذا كان الوالد لا يملك مالا كثيرا في بلد مثل السنغال هناك تفاضل. الوالد الذي لا يملك مالا كثيرا، هناك المدارس الجيدة والمدارس غير جيدة، هذا ليس عنده مال كثير لا يستطيع أن يدخل أبنائه في المدارس الجيدة وهذا يؤثر سلبا على بارك الله فيك أستاذ فاضل. أستاذ مور، هل لك شيئا من هذا الجانب؟ ومنهم من يرى أن المدرسة هي المسؤولة الأولى بأسباب البرامج والمناهج، يعني مناهج مكتسبة نظرية لا تراعي الفروق الفردية ولا تربط الطفل بواقعه، يعني منهج مكتسب كالجبل ويريد أن يحمله الطفل في يوم واحد، هذا مشكلة. وثاني برنامج يركض والعقل يمشي، أي نعلم الطفل كل شيء إلا كيف يتعلم، ونحصو الرأس بالمعلومات وننسى أن نغرس الفهم والتفكير. فكيف لسهرة أن تنمو في تربة صخرية، وكيف لعقل أن يبدع في قفص من الدروس. ثانيا طرق التدريس، الاعتماد على التلقين والحفظ وإهمال البيداغوجية الفارقية، يعني الدرس ليس حوارا، الدرس ليس إلقاء، الدرس حوار بين الطفل والمعلم. إذا كان الدرس حوارا بين الطفل والمعلم كن الطفل ليس إناء نملأه بل مصباحا توقده، هذا من الأسباب. وثانيا غياب الأنشطة الموازية مثل المسرح، الرياضة. كيف نحب وكيف نريد
مبدعا ونحن لا نعطيه فرصة ليبدع. هذا مشكلة، نريد طفلا مبدعا ونحن لا نعطيه فرصة ليبدع. ثانيا درس وراء الدرس، أين نفس الطفل؟ درس وراء الدرس، أين نفس الطفل؟ إذا غيمنا الملعب فحضر الصارع. مدرسة بلا نسات كشجرة بلا جذور. هذا من الأسباب. بارك الله فيك أستاذ. بما أن الوقت ضيق جدا نحاول دمج بين السؤالين، وهما ما هي الأضرار التي تنبثق من هذا الفشل، وكذلك ما هي الحلول الناجعة الفعالة في حل هذا المشكلة. سنذكر فقط ثلاثة من الأضرار وثلاثة من الحلول. الأضرار التي تترتب من الفصل المدرسي أولا موي التدني المستوى التعليمي على الصعيد الوطني، هذا هو. ثالثا موي قلة فرص العمل. الطالب الذي لم يتعلم كثيرا أم لم يحصل على الشهادة وخرج من المدرسة، هذا يجد فرصا قليلا للحصول على العمل. ثالثا موي الجرائم. الولد الذي لم يربى ولم يعلم، هذا صراحة ما يتركب جرائما، يفعل أشياء غير جيد. أما بالنسبة للحلول سنذكر منها ثلاثة. الأول موي تشجيع الطالب تشجيع الطالب على الاجتهاد. ثانيا موي اختيار الأساليب المناسبة. نحن في عصر العولمة والعصر التكنولوجية، نحن لا نستطيع أن نعلم الأولاد كما كان يفعل الآباء، علينا أن نواكب العصر. ثالثا توفير الشروط الأسرية، يعني التلميذ الذي يعود إلى البيت عليه أن يجد كل ما يساعده على المراجعة وهذه الأشياء. من باب العجالة سنتوقف على هذا. شكرا جزيلا على المشاهدة. هل لك شيء؟ أي فضل. ومن الأضرار أولا ضرر السمعة والثقة، يعني المدرسة فقدان مكانتها، تصبح المدرسة معروفا بمدرسة الرسوب، فيفقد الأولياء الثقة فيها، ويهرب التلاميذ المتفوقون إلى مدارس أخرى، ويبقى فيها الضعفاء فقط. ثانيا ضرر المجتمع، إنتاج جيل فاسد. المدرسة مسؤولة أمام المجتمع لأنها تخرج أفرادا قادرين على بناء على غير بناء، وهذا ضرر يرجع إلى المجتمع. وثانيا ضرر الإداري والمادي، هدر الميزانية، يعني الدولة تصرف أموالا على أقسام وأساتذة ونتيجة وكتب ونتيجة الرسوب، وهذا ضرر يرجع إلى المادي والإداري. والحلول المقترحة هنا أولا إصلاح المناهج، وثانيا تكوين الأساتذة، وثالثا توفير التلاميذ، مساعدة التلاميذ على دراستهم، وهذا الحلول المقترحة هنا. والمفتش سريق والمدرسة سريق والأستاذ سريق، وإذا تكافأنا هذه الحلول ربما يمكن عندنا أن نحلل هذه المشكلات التي تواجه التلميذ في المدرسة. هذه هي الحلول المقترحة. أيوة، شكرا على هذه المداخلات المهمة. أستاذ كلمتك الأخيرة. فقط نريد أن نشكر على هذه الجهود الجبارة التي قمتم بها. هذا يعني بأنكم بذلتم جهودا جبارا، هذه ما شاء الله يوم ناجع. ونريد أن نشكر جميع الطلبة الذين حضروا هنا والذين لم يحضروا. شكرا جزيلا. الكلمة الأخيرة. نشكركم على حسن متابعة معنا في هذه الحلقة الفائدة. نشكركم غاية الشكر، وكنتم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا كل ما لدينا، وهذا هذه المناقشة مناقشة جيدة جدا بموضوع حساسة وملحوظة منشودة بين المجتمع. إذا نشكركم على حسن المتابعة. Será el TV Sénégal, sinu télévision di nuyoo ak askan wi, di jàngale ak yete, sunu xibaar dafa weer.